ginnaaw bu ñu génnee ñoom ñi di commerçant yi nekk ci marché Koungheul ki leen jiite di Mamour Diallo ak Tafa Ndaw ak yeneen i nit ñi nga xam ne ñu ngi ci biir tey yëkkati kàddu pour naqarlu ndox mi xam ne tey wàcc na foofu ci Koungheul ba am lu mu créé seen marché bi yàqal ñu bëri ba mënuñoo jaay taxoon tey ñu jàkkaarloo presse bi pour dénoncer que invité le maire mu jël ci responsabilité surtout fii xam ne foofu la ñu sotti mbalit mi ca marché ba ci loolu nag kii xam ne mooy maire Koungheul moom itam bi mu yëgee lii woote na moom itam bu teggi tuuma indi version des faits comme ni ñu koy waxee pour nit ñi gën a mën a comprendre xam naa rek dañ koy bàyyi moom Alioune Badara Ly ginnaaw bi mu ñëwee ca marché ba am na ay kàddu yu mu yëkkati pour indi tontu ci lii xam ne tam tey teg nañ ko ci deram wala tim lii xam ne tim wax nañ ko ci ndox mi nu fay doxee ak sànc yi xam ne tim démarré na ko foofu noonu ca marché Koungheul mu jaaxal leen trop ñu wax ne lii am yëpp sànc yi ñoom ñoo ko waral parce que jafe-jafe rek leen di andil kon ñu déglu Alioune Badara Ly ak quelques commerçants yoo xam ne jël leen foofu. di wax rek ne ñu ngi fii ci marché Koungheul ñëwoon nag pour teggi tuuma parce que ñëpp xam nañ Koungheul ni mu mel nit ñi dañuy jaawale politique ak liggéey ñun defe naa ne ku ñu xam ne bi ñu joxee mairie beeg léegi ci juróomi weer ak juróom-benn weer lay toll te biñ ñu ko joxeeg léegi seqi nañ fi jéego yoo xam ne ci marché bi pour noflaayu marché bi defe naa ne juróom-ñaari at ci ren marché bi noflaay yi ñu am ren mosuñ ko woon am ma ñëwoon nag fii ci marché bi. pour noppiloo ñenn nit ñi nga xamante ni tey c'est des politiciens en perte de vitesse bugg a làqatu ci ay comme politiciens pour di jéem a véhiculer message yoo xam ne dara du ci dëgg ma ñëwoon nag seet si commerçant yi pour xool lan moo xew ci marché bi du ñu def nag weerante xuuxaan tekki tubéy moi je pense que tey li ñuy def mooy jox commerçant yi nga xam ne ñooy vrai commerçant yi nekk ci marché bi di jaay ñu jox leen ñu wax seen kàddu lan leen gis ci marché bi ak li ñuy wax ci marché bi ndax dëgg la wala du dëgg. donc ñu tàmbalee. man la Babou Diop ñun nag ci marché bi lañ nekk yàgg nañ fi lañ màggatee fi lañ béjaawee marché bi da daan fees dell ak ndox ba doo am foo aw ren la fi am ak a néew nii sax mosu fee am mosuñ fee teg sax suuf sax mosu fee am bañ koy fat ñoo doon sëkkal suñ bopp ñoo doon def lépp voilà foos bi newoon fii kenn mënu fee woon noy saxi kese bu yàlla ji tawee na sax yi day wër ci marché bi yëpp kon tey buñ fi ñëwee bu ñëwee taxaw dañ koy wax li fi ne continuer sa liggéey bu la kenn yàqal ñun ngay defaral jërëjëf gërëm nañ la sant nañ la. ñu jox benn jigéen. amul benn problème. maire kaay. gisuma dara. Badou Ly lu mu liggéey si dëkk bi moom dafa liggéey si dëkk bi fekkee toogagul ci mairie bi dëgg moo neex yàlla ñun sax yi moo ñu doon fekk fi dégg nga ñoom defaruñ ci dara coono lañ ko ci wàccee kon nag mu ngi defar. di defar marché bi benn tiwo ndox bu salte fekkatuñu fi ñu ngi koy sant di ko gërëm lu mu def li yàlla na ko yàlla eggali ñii di wax xamuñu dëgg duñu wax dëgg moo neex yàlla depuis mu toog mu ngi defar bu fekkoon ne defar nañu ki Badou du ñëw di defar mu ngi defar léegi gisuñu lu muy defar bi lu ñuy wax li amul benn dëgg marché bi benn ndox fekkuñu fii mu ngi set bi ndeng nga ndox baa ngi won léegi nag liggéey benn tuuti lañ koy liggéeyee bu fekkoon ne liggéey woon nañu Badou du ñëw di liggéey ñoom liggéeyuñ ci dara du coono lañ ko wàccee waaw yàlla na ko yàlla jàppale moo leen jullit eggali lu muy def li waa ku tax la doonoon ak i jaan di génn fii ndax ñun heure bu ne dañ ko fiy ñëw kon ne Alioune Badara Ly ba nga fi dugg ak léegi changement mu ngi bëgg a am ndax yaa ngi defar nag mënoo tëb génne yoon rek nga ne naa def léegi mu yegg léegi wàññi si benn lay dalee kon nag yéen bi nga xam ne yaa ngi ko yenu nii yal na ko yàlla yéen te attanal la ko si barke sëñ Fallou waaye dama laa bëgg a wax la ne la ku boot bukki xaj baaw la bul déglu nit ñi seen wax yi boo leen déglu daw egg fa nga bëgg a dem yow yaay liggéey sa liggéey rek dox sa dox ba wax sa mondo ta dem man la Awa Ndaw Koungheul Seck ci man maa wax lii ragaluma dara si li may wax. rahmatullah ñu ngi nuyu population yi taxaw fii yëpp di nuyu suñu maire Koungheul Badou Ly di nuyu yëpp koo xëy commerçant nga nekk si Koungheul ñu ngi lay nuyu bu baax ndax dëgg yàlla maire bi jàmbaar la parce que lu tax may la jàmbaar la parce que am na ay jamono ndox mi fii la doon waam di jaar fii ñun xam nañ si dara sax yi di fi jaar léegi nag ku bëgg liggéey moom foo nga yàq obligatoire la waaye licenciement lu ma koy ñaan xam nga tey nit moom mënoo wax da ngay ñëw rek nga def lépp mu matandooroo affaire par étape la ba loolu la ñu dañu bëgg ndax man du ma sayoon bépp la nga xam yaa ngi ko bëgg a yëkkati dañ ci waxtaan ak bu ñu xëyee ñoo nekk si secteur boobu
bu ko defee lépp loo xam ne conséquence la da nga mën a xam fooy teg sa tànk waaye tey fi mu toll man sànq man ko benn xam man de maire bi bëgg na liggéey amaana nag xañ na nit boo bëgg a liggéey léeg-léeg sa bëgg-bëgg ngay demee rek loolu moo koy couragé waaye bu ma sayoon man lépp loo xam ne da nga ko bëgg a liggéey secteur bi nga xam ne ñu fa nekk tey ñu nga ñëw wax ak ñoom bu ko defee ñu waxtaan ñu xam lan mooy conséquence bi fii nii bu ko nga mën a def sa liggéey loolu daal la ngeen parce que man it sànq gars yi ñëw nañu def marche bay ñëwee di wax ma ne man de bu doon sama sago de lépp la nga xam ne ñu koy def ñu dem waxtaan ak ki nga xam ne moom mooy borom dëkk bi parce que tey lépp sa loxo bi lépp sa yàlla sa loxo la ko teg tey yaay borom dëkk bi te ñu nit ñu ñëwee dëkk marché bi di liggéey sa waa kër fii la ñuy jëndee si marché bi la ñuy jëndee barki de mën naa jaay sa rakk la yaa maa ko jaay kon nag yaakaar naa tey bu fekkee pour defara tax lépp loo xam ne da nga koy defar du pour yow pour ñun la ñun ñu fi liggéey la waaw léegi nag comme nag instant yi ñun ñoo ne si marché bi di fi liggéey dañu ñaan lépp loo xam ne yaa ngi koy liggéey na nga ci waxtaan ñi nga xam ne ñun ñoo nekk si secteur bi moo xam koñ bi la moo xam koñ bi la Seynabou Seck Bamba Modou Koura daan di jaayee ci marché bii nag di leen wan ne leen li am ci marché bi mësu see am ndax marché nawet bii nga teg ci palaat mësta am boo daan dox sa yaram bi yëre boo sol ñëw fi day yàqu boo yeggee summi ko kon suñ demee ñun ba sama palaat baa nga ne géej gi laay jaay su ma demee ba teg palaat di ko jaay am naa fu ma ko teg gis nga ndox mi ñuy wax ci marché bi lee ruq bu ndaw la matu sa ñaari mètre yoo xam ne moo fi nekk kii bi mu fi toogee léegi ñeenti weer si la am ñun jigéen ñeeg góor ñeeg xale yeeg amul kenn ku si gisagul sa bopp macha allah soppeeku nañ te jigadi wuyu ñaan na ko fi yàlla yàggal te wér amul lenn lu ñu naqari si moom. jërëjëf jël ay quelques échantillons rek ñu wax ardu ci marché bi ñu déglu leen ma dégg nag recommandation tamit yi nga xam ne def nañ ko fi mooy maanaam lépp loo xam ne ñu ngi koy jëf nañ ci waxtaan ak marché bi defe naa ne jógee wuñ ci loolu parce que laataa ñuy sumb yëkkati brique fii ci marché bi dañu woo le regroupement ou comité de gestion wu marché Koungheul woo leen réunion ci mairie bi toog waxtaan ak ñoom xamal leen ne leen protection civile dañ ñu bind nañu ñaari hall yi nga xam ne fa la jigéen ñi di jaayee nit waratu fa toog parce que dafa nar a màbb ci kaw nit ñi ñu ñëw ñu daaneel ñaari hall yi commencé travaux yi defe naa ne bu ngeen fa demee di ngeen gis ne pare nañ travaux yi lu des mooy monter charpente bi peinture carrelée entrepreneur bi dina ñëw yeggali loolu tabaski bi moo bouché woon lépp moo bloqué woon lépp moo tax jotul woon dem loolu dinañ ko yeggali beneen bi mooy fosse bi ak marché au poisson bi ñëpp xam nañ ni mu meloon tey mu ngi nii foofu leen taxaw nii gisatu leen fi sax gisatu leen fi ndox mu bon gisatu leen fi odeur loolu acquis la moi je pense que moi je suis un homme d'action man nit laa koo xam ne jëluma Koungheul pour jëriñu mais dama jël Koungheul pour jëriñu waa Koungheul kon ñi nga xam ne nag c'est des politiciens en perte de vitesse qu'ils se le tiennent pour dit man du ñoom laa amal affaire Koungheul waay laa amal affaire te man dañu organiser élection 24 bureaux de vote ma gagné 24 yëpp ça veut dire que ici à Koungheul mu neex leen mu naqari leen je suis majoritaire mu neex leen mu naqari leen la population de Koungheul est avec moi tey kon ñëw fii naan dañuy décrisper marché crispation bu am marché da ngay décrisper fu crispation am fii y a aucune crispation les populations sont en phase avec Aline Badara Ly les commerçants sont en phase avec Aline Badara Ly kon dafa am loo xam ne waxu caaxaan la l'heure nag est grave ñun li ñu intéressé tey mooy jox président de la République majorité concrète majorité qualifiée absolue loolu nag pour ñu jox ko defe naa ne di topp di jéem a régler ay comptes yoo xam ne yooyu yaa ko am ak nit suñu amee ay comptes yu ñu koy régler nen xaar 2027 ñu dem ngemb jiwaat ñëw songuma mais c'est pas le moment nañu bàyyi caaxaan ñun defar dëkk bi moo ñu yëkkati ñun dëkk bi moo ñu soxal dëkk bi dinañ ko defar nag avec ou sans seen jàpp ñoom suñ ci jàppul sax ci lay gën a neexee ñu xam ne le mérite nous revient à nous seuls les commerçants nag yi nga xam ne dañ fi nekk des délégués war a jiite commerçants yi war ñu accompagner ci li ñuy def defe naa ne seen rôle du nekk fii di jéem a mbubboo commerçant yi ci ay waxu kasaw di wane politique yoo xam ne dara taxawu ci donc man li ma bëgg rek mooy na nit ñi xam ne Aline Badara defar moo ko tax a jóg et que tey ñaari ñetti nit yuy taxaw fële di jéem a yàq mënuñu ma tere def li ma war a def askanu Koungheul tant que li may def yéen a ngi gis seen bopp ci li may def dinaa wéyal yoon woowu li mu wax nag ne da ngay sumb lii ba mu pare nga def ñu ngi ci loolu defe naa ne lépp li ñu sumb ci marché bi fii urgence la woon fosse bi urgence la woon ñaari hall yi urgence la woon marché ndawal bi nekk fële urgence la woon te yooyu la ñu sumb ñu ngi koy liggéey donc am na yoo xam ne nag defe naa ne waxu yàq rek moo leen tax a jóg mais yàq nag du fi jàll parce que ma fàttali rek ne veillu tabaski bi fi ndox mi dalee ñëw dugg fii
dañoo ñëw interpeller ma dem politiciens yi filmer wane ci ay réseau ay application profil ak yu kenn xamut mais ñun bi ñu ñëwee dama ñëwal sama bopp ci marché bi xool xam ne lii c'est juste un problème de relèvement de niveau ma jël ay camion jëluma ko ci xaalisu mairie sama poos laa jël fay ñu ñëw sëkk marché bi yëpp loolu moo tax mu mel nii bi ma koy sëkk ñooñu taxawoon di kaas naan ndox mi daf ñu sonnal lan leen def dañu woo préfet ne bu ma sëkk marché bi naa bàyyi ba tabaski passé donc ça veut dire que ñu liggéey marché bi soxalu leen ñooñu ñooy seen ay njiit yooyu ñoo taxaw ne kenn du liggéey marché bi dem woo préfet woo ma ne ma waa marché njiit yi délégué yi nee neen bul sëkk marché bi parce que ñoom li ñu bëgg mooy ngeen continuer ci ay jafe-jafe man nag du ma dox ci loolu man li may def tant que ces délégués là tant que délégués yi ñu ngi politique du ma wax ak ñoom nan bàyyi politique def seen rôle délégué marché du politicien képp délégué boo xam ne da ngaa bëgg a liggéeyal gox bi ñu la jox ñu la yow yaay délégué da ngay teg politique fële nga ñëw nga liggéey de façon objective pour ñu la fal mais nekk des délégués de marché ba pare mbubboo nekk ay bukki yu sàngoo deru bëy dugg ci biir commerçant yi di ruube di wax waxu caaxaan loolu yéen ay am ful la jëlee leen fii maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp jërëjëf